بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. man problème laa mujj am de parce que am na yow boo ko xamul woon ngay gën a tranquille que boo ko xamee. dañoo nekk génération boo xamante ni nit ñi dinañ nekk di def dara du pour bon parce que dañoo bon ndeysaan parce que dañoo xamul léegi boo demee yow ba xam yow am nga problème ndaxte ñii xamul war nga leen xamal. ñu bari ñu ngi yëngatu yaakaar ni ñu ngi def lu baax ni ñu koy defee référentiel bu baax bi la ñu amul rek mais bu ñu amoon référentiel bu baax xëy na duñ ko defee ni ñu koy defee référentiel yi dem na ba réer ñu ngi wax di waxaat waaye ni ñu waxee yeggul fi ñu bëgg mu yegg naka la ñu mën a moderniser ni ñu waxee bu mu yegg ci ñi nga xamante ni war nañu mën a jot kàddu yu mel nii. naka la ñu mën a réorganiser suñu ay activité ba ñi nga xamante ni ñooy gën a soxla xam-xam yii nii ndaxte ñoom ñoo ko war a fa mettre en pratique ba ñooñu mën see jot ñooñu mën ci am compréhension bi ñu war loolu moo tax ma tiit man actuellement bu fekkee tey jii jof nañu jotaay bi dégg nañ ci lii yépp du pour comme ni ngay jàngee mathématique nga am ay formules yu bees nga dem toogi sa kër loolu amul benn responsabilité boo am ci di ko transmettre waaye ngay gis loo xamante ni ay mbooloo ñu ngi yéene jiite suñu réew yéene jiite suñu ay doom te référentiel bi ñu koy jiitewee nekkul ci jëmale leen fi nga xamante ni moo gën ndaxte amuñu base bi ndaxte comprendre uñu base bi suñu responsabilité nag boroom xam-xam yi ñu am ñu xam référentiel yi xam niñ ko war a appliquer we naka la ñu mën a fexe ba créer lien boobu entre ñii di réclamer ak ñi nga xamante ni yore nañu xam-xam yi problème boobu la mën laa am naka la ñu war a mën a def ba ñooñu mën a dégg ci wax yi ba mën ci dégg assez fréquemment ba ñu mën ko intérioriser parce que dégg ci wax yi ñu bari ñu ngi koy dégg temps en temps nga taal rajo nga dégg benn borom xam-xam bu wax benn affaire mais du loolu moo tax nit ki mën a dem ba intérioriser ko ba mën ko di ko mën a pratiquer man pour man jotaay yooyu naka la ñu mën a fexe ba xam-xam yii nii nekk ci ay téere ba nga xamante ne ay téere ancien la ñu koy wax ba ñu mën ko dekkal ba mën a nit ñi di ko njëriñoo chaque jour de manière journalière de manière quotidienne man yaakaar naa ni loolu mbokk mi bu ñu mënee dimbali ci séance après conférence yi ñu def pour génne li nga xamante ni objectif mise en pratique la mais pas objectif juste informer que lii existe ne que lii mu ngi fii objectif mise en pratique boobu mbokk aadama bu fekkee mën nañ ci dimbali ëllëg yeneen séance yooyu ñu mën ko jéem a def le plus rapidement possible am na yeneen moyens yoo xamante ni suñu réorganisation technologie yu bees yi permettre nañu ko organiser wu de manière comme ni société civile yi organiser woo tey mais même ñooñu yegguñu ci niveau organisation yi nga xamante ni technologie yu bees décentralisées yi permettre nañu def ko ñu koy tel que les DAO les organisations autonomes décentralisées nga xamante ni fu ay nit bokk gis-gis bokk vision bokk ay objectif mën nañu organiser wu de manière décentralisée et 100% digitalisée mën a décider naka la ñu financer seen activité ak yooyu yëpp sans am contrainte frontière sans am contrainte présence physique ak yooyu ndaxte loolu moo gën a nekk contrainte yi ñu am tey jii naka la ay mbooloo ñu bokk li ñu gëm bokk seen jubluwaay mën a di dajewee di financer seen ay activité di financer
li nga xamante ni mooy permettre ñu atteindre objectif yi ñu bëgg a atteindre. ma jàll ci mbokk mi docteur Makhtar Ndiaye mu abordel ñu aspect purement contextuel ak un peu mu nekk ci contribution am ci li nga xamante ni xëy na ci suñu contexte en tant que sénégalais ak de manière un peu plus générale liñ fi jëlee yëpp gouvernance ak responsabilité des gouvernés pour la bonne gouvernance. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di leen wax aussi bu ma waxee kàddu doomu ndey suñu xel dem ci benn suñu mag bu fi nekkoon suñu imam nekk benn daay bu mag bu doon jëfandikoo kàddu googu lu bëri muy wax doomi ndey mooy imam rahmatullah Demba Diop. occasion yu mel nii dina tax ñu fàttali ko di ko ñaanal parce que ñi nga xam ni ñooy suñu génération lu tuut lu ñu xam ci diine ji nekkoon ndaw lu bëri moo ñu ko doon xamal donc ñu leen di ñaan ak ñi nga xam ni aussi ñu ngi nekkaloon ak ñun surtout jamono yi amoon na suñu jigéen boo xam ni wax dëgg neex yàlla àndoon na ñoo ci lu bari ci lislaam ak ñëpp koo xam ni si nekkoon na ci ñun mu nekkoon mbokk mu jóge fii ci weeru tedd wi ñu bàyyi leen xel di leen ñaanal thème bii nga xam ni dañ ne ma wax ci la part de responsabilité de la population dans la bonne gouvernance de l'État d'un État du sax loo xam ni sama yëngu-yëngu walla sama njàng moo màccee jëme ci loolu ba ma mën cee war a man am maqaama wax ci loo xam ni comme ni ko docteur Moustapha di waxe xanaa kay dafa nekk loo xam ni benn sas la buñ ma sas ma ñëw war cee mën a wax loo xam ni dañ naa waxu observateur mooy ki nga xam ni dafay taxaw seetlu wax loolu rek loolu kese lay doon donc day nekk contribution ci li nga xam ni moom la ñu mën a xalaat ni lan mooy paaru responsabilité wu population bi dans la bonne gouvernance d'un État te loolu bu xasee am ma war cee wax gannaaw docteur Moustapha li nga xam ni moom wax dëgg neex yàlla sama sëriñ la enseignant la moom lam ci war a mën a wax mu nekk loo xam ne lu leer la mu teg ko seen loxo xam naa ni dina jafe lool man ma war cee mën a waxee noonu loolu moo tax may sàkku ci yéen ak tuuti li ñu naan li tubaab bi wax indulgence léegi bu ñu naree wax responsabilité wax bonne gouvernance wax état loolu ay kàddu la yoo xam ni ku nekk am na noo ko déggee te am na ñoo xam ni loolu mooy seen liggéey walla ci la ñuy seen xam ci la màcc di ko war a di expliquer parce que boo déggee ñu ne état les états dans le monde ci àdduna bi ñu dund nii du woon noonu la bu sa demee mais dem nañ jamono ji ba nga xam ne fii léegi lu ñu lay njëkk a dëkkale ci doomu aadama daanaka moom mooy sa nationalité yow fan nga dëkk lan mooy ban état nga dëkk état nuñ ko mën a waxee ñu dégg ko ñu ne c'est une réalité historique et une construction théorique loolu moo tax wax ko mu nekk nii rek dafay jafe am na ñu bëri nuñ ko déggee mais li ñu ko mën a déggee ci benn déggin moom mooy dafa nekk benn xeetu nosewu organisation sociale territorialement définie parce que organisation sociale territorialement définie loolu dafa bokk ci benn caractéristique yu état ñu ne fii la tàmbalee ci kaw suuf fii la yem ci kaw suuf nga xam ni boo ci nekkee ci diggante boobu dañ naa la yaa ngi ci état wu tel état boo ci génnee ñun la génn nga ci état boobu te yow boo fa nekkee selon nga nekk koo xam ne yow foofu nga cosaanoo ak nga bañ a nekk ku fa cosaanoo am na sañ-sañ yoo am ak sañ-sañ yoo xam ne amuloo fa fi mu ne dañuy wax innamal mu'minuuna ixwa dañu war a jàppalante ñu ci jullit ci jullit yëpp ay mbokk lañ
wax lu bëri ci l'islam loo xam ne diggante ay jullit war na ko teewe ak mbokk julliyam mais am nañ dëkk yoo xam ne ay dëkk jullit xàqan lañu mais li bu ma fi ne ba ma bëggoon dugg nii ñu ne ma saa ci biti donc fi jamono yi nekk bu ñu waxee ni état kon nañ ci dégg loolu ñu jàpp ni aussi bañ ko définir bañ ko tënkee ci mu nekk ak suuf mu am fu mu yem ak fu mu yemul ak fu mu jeexee ñu ne ñooñu dañu organiser wu jël ay institution ay kuréel amal ko pour ñoom seen diggante ni ñuy doxalante ñu dal koy teg ci ay charte organiser wu ko noonu loolu tam bokk na ci définition wu état ba nga xam ni Sénégal démb dama dégg journaliste ci Twitter benn journaliste bu mag bi ñuy màggal suñu bis bi ñu amee suñu bopp muy indépendance bi mu ne lu tax ñu jël 1960 dafa mel ni kon Sénégal ñun am lan moo tax ñu commencé ñu foofu dafa mel ni ñun mosu ñoon am bi ma koy tontu dama ne ko waaw bon man xaw naa jëli yow li nga bëgg a wax mais de façon pratique Sénégal ci le 4 avril ñu naa même mois d'août 1960 la ñu nangu ni Sénégal comme sujet de droit international ñi dégg relation internationale wala droit bu ñu waxee Sénégal sujet de droit international mooy que àdduna wërngal képp nangu nañu ni réew mi am na fu mu commencé fu mu yem ñoom seen biir am na lu leen neex lu ñu leen dogalee am nañu sañ-sañu di defal seen i biir ñoom ni ñu ko déggee ñëpp d'accord leen mais ñu wax nañ ko balaa ñuy wax Sénégal nga xam ne léegi rëddal nañu ay fu mu yem ak fu mu commencé la Sénégal meloon pourtant amoon na ay forme d'organisation ñoo xam dañu am lu ñu amaloon doon dund mais nekkul woon ñun ñëpp ni mu mel ni ci biir Sénégal te nañ ko doon doxale ñëpp bokkuñu woon nañ ko doon doxale donc loolu c'est une réalité loo xam ni moom moo am léegi ñu ñëw ci li nga xam ni moom mooy parce que boobu mooy mujj ci terme bi dañ ne responsabilité wu ña fa dëkk muy population bi ci bonne gouvernance su état donc loolu lañu dégg ci état ñu dégg nag léegi lan mooy population bi moom mooy nit ña fa dëkk nekk góor nekk jigéen nekk ndaw nekk mag ba pare ñoom ñu am ay sañ-sañ ba léegi population boobu dañ leen di tuddee ay citoyen boo ko déggee moom mooy dafa am ay yelleef ak ay devoir ñu koy wax wareef yoo xam ni yow dañ koy xaar ci yow te loolu yow ñu la ko jox ci biir état bi am na keneen koo xam ni bu ñëwee ci biir état boobu du ko am léegi yow da nga nekk koo xam ni da nga am ay droits civils et des droits politiques ak li gën a am solo aussi moom mooy yow da nga am sañ-sañu ñi nga xam ni ñooy jiite nga am sañ-sañu wax ña bokk ci ñi koy tànn donc loolu mooy population léegi ñu ñëw ci li nga xam ni moom mooy responsabilité sànq oustaz wax na nga endosser responsabilité ci bi muy joxe exemple doomu Umar bi mu ne ko su fekkee ni xaalis bi ñu ma jox ma waroon ci ñu war ci commerce am ci bénéfice buñ ci pertoon dañuy endosser suñu responsabilité moom mooy ñun dañuy fay donc responsabilité dafa nekk ko loo xam ni obligation la wala nécessité morale de répondre de se porter garant de ses actions ou celles des autres de se porter garant de ses actions mais da nga am responsabilité ci keneen lu mu def ci bu ñu wax responsabilité ci nu mu gën a gaawee ci ni mu gën a yaatuwaale mais kan mooy nekk responsable mooy ki nga xam ne moom dafa am capacité dafa am man-man mën a lu muy def mu war koo mën a dékku parce que loolu moo tax nit bu fekkee ni àndul ak sagoom mu def ay jëyi du ñu mën a teg daan ci kawam parce que dañuy wax ni kii il n'est pas responsable nee naa leen ci biir état
am na ay mag am na ay ndaw am na ay jigéen am na ay góor ñooñu bañ leen nangul ni yéen ay citoyen ngeen bu ñuy tànn réew mi am ngeen sañ-sañu bokk ci ñi koy tànn ba léegi boolewuñu ci ñi nga xam ni dañoo nekk ay xale parce que dañoo jàpp ni ñoom amaguñu man-man ak sañ-sañ amaguñu kattan mën a di discerner ak war a mën a am ay jumtukaay yoo xam ni seen xel mën na leen may ci ñoom seen coobare bopp ñu war a mën a tànn wala ñu war a mën a àgg ci yenn affaire yi moo tax si ñoom it am na noo xam ne dañuy def ay jëy mais dañ leen am na daan yoo xam ne mënuñu leen teet parce que dañuy yàpp ni kii responsable donc la responsabilité tamit dafay nekk loo xam ne yenn saa yi charge la lu ñu la teg mu nekk sa ndodd wala boog mu nekk liggéey boo xam ni dañ la ko sant nga war ko doxal ci ay anam donc loolu moom mooy responsabilité léegi ñu ne ci li nga xam ni moom mooy suñu réew fii ci Sénégal parce que moom laa joxe woon exemple loolu yëpp buñ ko naree def nan la état bi ma doon wax léegi tudd parce que dafa am état yu bëri nañu mais état bu ne na ngay fonctionner da ngay doxalee daf lay jox ay statut yoo xam ni kii am na ko kële amu ko loolu moo tax nga dégg ñu wax ni la notion de république dañuy wax république du Sénégal mais kenn du wax la république d'Arabie Saoudite royaume d'Arabie Saoudite donc ñun suñu fii ci Sénégal dañu ne ñun république lañ léegi nag notion yooyu ñuy wax république xëy na ci luñu bi nga avant ñuy tudd Sénégal amoon na jamono yoo xam ni sax doon nañ ko doxalee noonu mais tuddewuñu ko woon Sénégal tuddewuñu ko république parce que bu ñu nee république dañu ne benn xeetu doxalin la buy wane ni ñi nga xam ni ñoom lañ jox nguur gi parce que sax bu ñu nee république ak nguur dafay xaw a jof safaanoo parce que ñun nag boobu la baat boobu rek la ñu mën a jëfandikoo pour wane ni ñi nga xam ni ñoom ñooy dogal ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñooy njiit yi ñu ne république benn xeetu doxalin la boo xam ni ñi nga xam ni dañuy jiitu dañ leen fal jox leen li nga xam ni moom la ñu wax benn mandat ne leen lii lañ bëgg ngeen doxale ko te noonu ñu koy doxale dañ koy d'accordoon ba pare donc du bokk ak comme ni ko oustaz waxee léegi koo xam ni dafa jël nguur gi ci doole wala mu jël nguur gi ci yàllaa ma fi teg wala mu jël nguur gi ci moom doon ndono loolu moom mooy li nga xam ni moom moo structuré moom moo defar li nga xam ni mooy thème bi ñu jox mooy la part de responsabilité des populations dans la bonne gouvernance d'un État mu des léegi lan mooy bonne gouvernance parce que bu fekkee ni parce que dañoo bëgg suñu dund yéwén ñu nekk ci jàmm war a mën a doxal suñuy mbir loolu rek dayoon nañu ne loolu kon li ñu ci dégg moom mooy bonne gouvernance mais boo xoolee la notion de bonne gouvernance dafa mel ni sax ay notion yu bees la wala boog ci at yi nga xam ni moom la ñu génn ci lañ commencé wax bonne gouvernance te bu ñu nee bonne gouvernance ñu commencé ci xalaat aussi safaan ba muy mal gouvernance daanaka sax boo demee boo gisee terme bi mu xaw a gën a nekk ci ñu koy gën a utiliser dañoo demoon ba teg suñu bët ni lii moom mooy tuddee mal gouvernance ñu ne nag léegi kon il faut que ñu doxal bonne gouvernance mais li ñu war a mën a jàpp mooy bañ demee bañ ne dañu nekk république nekk société organisée wu mooy boo jiitoo rek bonne gouvernance nga mën def gouvernance bu ñu ko déggee rek mooy lu baax la war a nekk léegi nag ñu lan lañu mën a déggee ci lan mooy bonne gouvernance définition yi bëri na mais dama ci indi boo xam ni banque mondiale ci boppam moom moo ko définiroon parce que moom it bokk na ci li ñu doon joxañ mooy réew yi ngeen nekk ne leen da ngeen leen jàppale pour ñu jëm kanam yéen da ngeen fay ñëw indi fa loo xam ne ay bor la ñu war koo fay mais nañuy jëfandikoo bor yooyu pour nga xam ne dañ koy jëfandikoo woon pour mu nekk luy yokkute askan wi dañoo gis ni dafay safaanoo ak lay ngeen xam ni moom lay jur ci jëppaandoo ga ba nga xam ni ñu tey ko mal gouvernance
léegi ñoom ñu ne kon nañ ci taxaw xalaat yi ne lan mooy léegi lan mooy bonne gouvernance ñu ne mooy la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales économiques et sociales consacrées au développement léegi nag lu ëpp ci ñun bu ñu déggee développement yokkute day nekk yokkute matériel ba nga xam ni lu ëpp bu ñuy sax di natt ñi nga xam ni ñoo leen jiite dañuy wax ni ah moom day defar na tali moom day defar na stade moom day defar na lii mais doo dégg mukk ñu ne moom day defar na jikko yi donc ñun loolu noonu kese lañ ko gisee te loolu dafa am ay jeexintal ci ñoom ni ñu leen di tànnee ak ñoom tamit ni ñuy jëflee ak ñoom mais am na ñoo xam ni ñi ngi jéem a def ay critères pour wax bu ñu nee bonne gouvernance lan lañ ci dégg biñ ci njëkk a dégg moom mooy transparence parce que oustaz wax na ko léegi gis nañu ni ku ñu dénk dara yow lañ dénkaale aussi li ñu naan koom-koom ak alalu réew mi te doomu aadama ak fu mu mënti dëkk rapport am ak alal dafa xaw a doy waar te loolu dépp xam naa ca ba ñu ba ci doom ba ñu wax aadama la mës a nekk ñu ne nañuy defee alal ji comme que dañoo nekk xeet am fu ñu dëkkale mu yem fii muy nekk fii ba fële mu am ñu am ay dig ay frontières ñu nekk ay xeet nekk ci am réew am ay sañ-sañ bu fekkee ne dañoo jël alal yoo xam ne ñépp a ko moom nan la ñuy fexe ba fu alal ji dugg mu nekk lu lew mu nekk loo xam ñépp teg nañ seen bët wala boog mu nekk loo xam ne lu leer la amul sikki sàkka ni kii jël na ko kii luubal na ko surtout ci nga xam ni ñoom ñooy jiite mooy transparence beneen bi moom mooy waxoon naa ko léegi mooy la responsabilité mënuñu yow nga ñëw ne man de bëgg naa ci ñi nga xam ni jàpp naa ni man boo leen ma joxee lii ngeen xam ni mooy seen bopp réew ma nekk seen jiit dinaa jug suba ak ngoon di xar sama tànk tubéy pour ngeen nekk ci jàmm pour ngeen war a mën a lekk war a mën a naan war a mën a dem ak dikk war a mën a am foo leen dëkk ak fi ngeen di jàngee ak fi ngeen di fajoo ba mu yëwén donc loolu responsabilité yow yaa ko gàddu sa loos am na loo xam ni yow yaa ko wax léegi yow ba nga ko nekkee nga nekk benn doomu aadama yow kese du yow yaay man loolu rek da ngay jël ñi nga xam ne ñoo leen liggéeyloo ñooñu tamit nga jox leen ay responsabilité ñoom it ñu war a gàddoo nekk mu nekk seen loos loolu ñoom fan lañ ci taxaw loolu tam bokk na ci critère bonne gouvernance beneen bi moom mooy l'obligation de rendre compte de ses actes mooy bañ ma dénkee jox ma ne ma lii lañ bëgg xaar ci yow jox ma ay jumtukaay pour ma mën a def liggéey boobu léegi man na fan laay taxaw ba wax leen ni lii ngeen ma jox nan laa ko defee ak fan laa ci jaar ak lan laa ci def ba nga xam ni moo jur lii ci li nga xam ni moom la ñu waxante woon mooy ngeen nekk ci jàmm nekk war a mën a dem war a mën a dikk ci kaarange war a mën a dem di lekk di naan war a mën a dugal seen i doom ci l'école wala ngeen di jàng wala ngeen war a mën a am foo leen dëkkee wala am fenn foo xam ne daal moom ngeen di feexale seen bakkan fan lañ ci toll ci rendre compte loolu bokk na ci critère de bonne gouvernance beneen bi aussi moom mooy dafa xaw a nduroo moom mooy la capacité de répondre aux besoins des populations parce que am na ku ñu jox ndombo tànk jox ko suñu bopp daal maanaam comme ni ñuy wax léegi moom est-ce que loolu ñu ko jox moom mën na ko def parce que moom la wax léegi népotisme bu fekkee dañoo jox koo xam ni damaa neex wala mu nekk sama njaboot wala mu neex ma jox ko loolu ngir parce que man ci man la bokk wala bokk man am na lu may séntu ci moom est-ce que am na te dal am na kii bi kii bi taxawaay bi am na li nga xam ni moom mooy man-man bi pour war a mën a saytu li nga xam ni moom lañ ko sant donc ci critères yooyu bon donc mooy benn bi mooy ci transparence benn bi moom mooy responsabilité beneen bi mooy obligation de rendre compte parce que am na ñoo xam ne duñu ko def
ak bi nga xam ni moom mooy bi ci mujj mooy participation su fekkee ni aussi li ñuy def yow dugal nga ci nit ñi wala da ngaa toog sa biir kër wala sa bureau nga xam ni yow yaay bum di bummi kenn dugalu ci seen loxo yow yaay def nu ko neexee ku ci d'accord ak ku ci d'accordul loolu tamit bokk na ci li nga xam ni critère bonne gouvernance mooy est-ce que ñeneen ñi nga xam ñu ngi ko seqal ñoom dugal nañu seen loxo bu loolu xewee ñu ne loolu yëpp nag nan lay mën a amee c'est-à-dire que il y a l'État il y a les populations les citoyens am nañu lan mooy bonne gouvernance loolu nan lañ koy mën a doxalee ñu ne loolu bu ñu koy doxal dañuy am benn charte boo xam ni mooy lépp lu yoo xam ni dañoo xëy suba teel di ko dogal wala di ko tere dafa am fu muy tënku ñu tuddee ko constitution oustaz wax na ko même bi aaya di wàcc ci Médine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam essayé woon na tënk ci li nga xam ni charte ci ñi nga xam ni ñoom la dëkkaloon parce que jamono yi tamit dëkkuloon na ak ay jullit rek ña fa nekkoon am na ñoo xam ni da woon ñoon ay jullit donc constitution moom mooy charte bi nga xam ni lépp lu ñuy doxal di ko dàq wala ñu koy saxal wala ñu koy amal wala ñu koy dindi dafay tënku dafay nangu dafay sàmmanteeg li nga xam ni moom mooy ndeyi mbili gi charte bi moom mooy constitution bi léegi suñu constitution moom lan la wax mu ne moom dafay feddali jàpp bi mu jàpp lépp luy transparence waxoon naa ko léegi dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance donc li ma fi waxoon yëpp suñu constitution bind ko nee na d'accord na ci def ci loxoom réaffirmer ko bind ko beneen bi mu ne mi ngi proclamer mi ngi koy siiwal la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques wax na ko léegi ñun suñu réew yi ni mu dundoo dama koy faral di wax ni la notion Sénégal ak territoire national nekkul wax dëgg neex yàlla suñu jeunes yi bopp suñu pexe ak suñu xalaati bopp fi ñu jaar ci taarix dafa amoon ñoo xam ne ñooñu noot ñëw fexe la fa nekkoon ci ay dëkk yoo xam ne nag dëkk yoo xam tamit ku nekk da nga amoon ay dig mais nekkul woon li nga xam ne mooy tudd Sénégal ñu xëy ñoo xëy suba teel ne yéen seen réew fii la yem ñu nangu ko ba nga xam ne léegi jamono ji nekk kenn xel xalaatul ñu ciy dellu ginnaaw parce que da ngay wax sax léegi bokk na ci ñi nga xam ne ñuy wax les territoires hérités de la colonisation da ngay gis ñoo xam ni même xeet la ñoo bokk sax li nga xam ni ñoom ñoo bokk aada ñoo bokk ba bokkuñu réew te loolu dafa am ay jeexintal parce que ku mel ni boo moo tax bu nit ñooy gis dëkk mel ni Gambie biir Sénégal moom am na ñoo xam ne dañuy poser question ni waa li lu ko waral li ngay gis moom mooy di nga gis koo xam ni biir Gambie la nekk wala biir Sénégal moom ci boppam loolu moom faalewu ko ci ay jokkoo ci frontière bi mus naa di dem fële bi ma nekkee médecin fële Koumpentoum dama amoon ci sama benn poste santé benn infirmier boo xam ne moom dafa digloo ak waa Gambie mu ne ma docteur léegi ñun est-ce que war nañu ñàkk xale yi nga xam ne dañoo jóge biir Gambie ma ne ko yàmbaar bu fi indi ay jafe-jafe pour nga ñàkk munoo parce que moom it li mu ko waxee mooy que ba ma koy jox lii nga xam ni mooy ñàkk yi dama ko konteel ne ko lii nga war a ñàkk ci ay doomu aadama yoo xam ne Sénégal lañ dëkk kon boole ma ci waa Gambie mais ña dëkk foofu ñoom xamuñu ni fii Gambie la fii Sénégal la fii lañ ko tracé fii li tracé wu ba sax dañuy wax ni Bettenty benn île la boo xam ni ci biir Sénégal la nekk ma nga nekk fële ci côté nu mu tëddi les îles du Saloum dañ ne am na ñoo xam ni foofu lañ juddoo mais musuñu am kayitu Sénégal jege bi ñu jegele Gambie lañ jàngee fa la ñu yoroo ba nekk ay cadre gambien pour wane ni rek loolu ñu tracé xëcc ko nii dagg ko bi loolu dafa am ay jeexantal ci ni ñuy xalaatee ak ni ñu jëfalante ci suñu biir ba léegi ma ñëwaat ci constitution bi
moom nee na nangu na ni ñu organiser woo dafa am ñoo xam ni jox nañ leen gëdd jox leen ndomba tànk jox leen sañ-sañ te ñoom nañuy lëkkaloo ku nekk da ngay doo dépendre ci kële ca na ngay liggéey mu ne ñoom garantir nañ l'accès de tous les citoyens képp koo xam ne dëkk na ci réew mi am nga sañ-sañu war a mën a bokk ci ñi nga xam ni war ngaa mënee ni man damaa bëgg a laaj réew mi nekk ci kanam nekk seen njiit am nga ci droit te amul kenn ku ñuy xeej segg ak xeej mu ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk lii nga xam ne dañ koo teg ñëpp bokk ko amul kenn kuñ ci bott xand ñëpp a am sañ-sañu te ñoo ko tollale mën a dem ci service bi nga xam ni dañ koo teg pour ñëpp mën ci am mu ne ñun dey dindi nañu sàndi nañu nanguwuñu bépp boccante xeet ak di gënalante ci li ñuy def ak lépp loo xam ni dafa nekk jalgati yoon mooy injustice dañu nangu ni ñun ñëpp ñoo tolloo ci kanamu buur te amul ñuy wax gënalante ci kii fi mu jógee ak dafa ñuul wala dafa xees wala moom dafa nekk góor wala nekk dafa nekk jigéen wala dafa nekk diine bi ak ñàkk a nekk ci diine bi loolu lañ bind parce que bu ñu wax bonne gouvernance bu ñu la joxee sañ-sañ yooyu yëpp léegi ñu mën a xool nan la ñu mën a nag léegi loolu ñu wax ba pare ñun nan la ñu mën a exercer pour nan la ñu mën a def lii ñu wax yëpp ñun nan la ñu ko mën a wéyalee ku nekk nan nga ko mën a wéyalee pour que li ñuy waxante woon mooy bonne gouvernance mu am loolu moo tax ñu fàttali li nga xam ni moom lañ bind ñu ñëpp d'accord ci léegi su fekkee ni d'accord nañ ci loolu ñun gis nañ ni su fekkoon ni dañoo xëy ne pouvoir bi ñëpp mën nañ ko exercer ñu exercer wu ndoo loolu xam nañ ni mënut a nekk léegi ñu ne yow boo jiitoo dañ lay fal te képp koo xam ne mi ngi ci réew mi am yenn sart yi mu tolloog fukki at ak juróom-ñett mën na bokk ci ñi nga xam ni ñoo lay fal te ni ñu lay falee mooy ñëpp dañuy ñëw ñu xool kan moo ëpp li nga xam ni moom lañ moom ñoom ñoo d'accord dañoo d'accord ni moom mooy jiite dañuy compter ku nekk wax ni kii laa faral kii laa bëgg bu ñu compter ku ëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ni lii lañ bëgg kooku mooy falu donc dañ lay jox li nga xam ni ñun individuellement kenn mënu ko exercer ñu jox la ko yow ne la léegi jiite waaw mandat léegi booy jiite da ngay wax ñuy def ngay bàyyi ngay wax ñuy tere mais nag ngay wax ñuy def ngay bàyyi ñuy tere loolu du yow mi nga xam yaa ko jiite du yow yaa ko décidé dañoo d'accord ni nii nga koy defee léegi kon dogal yi ngay jël warutoo nekk dogal boo xam ni dafay safaanoo ak li ma waxoon sànq ba léegi ci li nga xam ni bind nañ ko moom mooy loi bi ak charte réew mi da ngeen li ma wax du buur lañ fal parce que olof yi dañ doon wax ni buur sañu ko walla fas mënu koo daw ñu ne wax ju yàqu la parce que ni ñu xamee woon buur mooy dafay am sañ-sañu sa dund ak sa dee sa alal mu am sañ-sañu nangu ko léegi bii ñu wax nag moom demeewul noonu yow fal nañ la da ngay buum di bummi wante doo buum di bummi nu mu la neexee da ngay buum di bummi wala ngay wax ñuy def wala ñuy bàyyi ci li nga xam ni moom lañ ñu ko wax moom mooy amul xaja saja xeer amul xaajalante ci kii julit la wala du julit kii dafa ñuul wala dafa xees kii fii la sosaanoo wala fii mooy ci yax bu rëy la bokk wala bokkul ci yax bu rëy parce que loolu buñ ko bindee ba pare gis li ñuy def dafay am jeexitantal ba xam li ñu waxoon gouvernance am na wala bonne gouvernance amul léegi ñu ne léegi nan la ñuy exercer responsabilité pour bonne gouvernance am nan lañ koy exercer nan ngay fan la ñuy jaar responsabilité boobu nga xam ne ñun ñoo ko am parce que man maa responsable man maa mën a
di def loo xam ne damaa ànd ak sama sago am sama sañ-sañ war ko mën a doxal pour que ci cëppaandaw gi lii nga xam ni moom mooy bonne gouvernance ak li ma ci wax yépp mu am li muy njëkkee moom mooy nan la ñuy fale ki ñuy fal nan lañ koy fale façon xeetu nu ñuy fale bu nekk essayé nañ mais bi nga xam ni moom la ñuy def moom mooy tudd surtout élection ñu ne léegi dafa am bis boo xam ni dañuy fal ki nga xam ni moom mooy nekk njiitu réew mi laata ñu koy commencé nag képp koo xam ni mën ngaa nekk bëgg nga nekk njiitu réew na nga yëkkati sa loxo bu njëkkoon dañu ne man mii rek mënuma ñëw rek ne damay ñëw ne damaa bokk ci njiitu réew mi dañ naa la yow il faut nga bokk ci benn kuréel bu ñuy wax ay parti kon candidature indépendante amugul woon il faut nga nekk ci benn parti ñu ne parti yooyu ay groupe nit la ñoom ñu ne ñoom nii lañ gisee àdduna léegi ñoom dafa am kenn ci ñoom koo xam ni moom dafay ñëw de man maa toggal sama parti man dama bëgg nekk njiitu réew mi bu njëkkoon Sénégal demoon nañ ba nga xam ne sax benn parti kese la benn parti kese léegi pour dire que lan moo tax bonne gouvernance mën a am dafa am ñoo xam dañoo exercer responsabilité ñu nekk groupe wala ñu nekk benn ñu ne lii jaaduwul que benn parti rek di am bañ ne loolu pour dire que yëf yi pour ndax ma wax loolu c'est des éléments dynamiques nekkul loo xam ne rek ci responsabilité ci constitution ci état ci bonne gouvernance loo xam dafa xëy rek am mais dafa nekk loo xam ni ci bu ñuy dund ci ni ñuy defalante dafa am ñoo xam dañuy ñëw di wax di def di jëf soit ñu nekk benn nit soit ñu nekk mbooloo pour que yëf yi soppeeku ci loolu lañu ne waa léegi kon ba ñu demee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi te ñoom ñooy dogal ñu ne waa léegi nañ def ba lu toll ñetti parti mais ñetti parti lañ fi maye bu lu ñetti parti loolu beneen parti du fi am. amal nañ fi ay élection jël njiit réew fal ko ñu demati ba jamono yoo xam ne dañ ne nag léegi nag ku bëgg sax léegi amatul ñetti parti ku bëgg na def na ñëw na ko li Abdou Diouf wax léegi ne jàkka jaa ngi noonu ku bëgg na ñëw nodd loolu bi ñu ko gisee ñu bëri amal seeni parti bëgg a nekk ci président mais nañuy falee pour mu leer sax amoon na jafe-jafe parce que am na ñoo xam ne génération bi xamuñu woon ni Sénégal am na jamono yoo xam ne doon nañ voté te amul woon isoloir amul woon encre indélébile booy voté da ngay voté ñëpp di la gis te su fekkee ni bon am na benn vote boo man xale laa woon bi nit ñi di waxtaan ci vote bi ci laa dégg mun naa man de bi ma jëlee ci feuille bi ma gisee diw damaa rusoo na dugal ak li ñu seq ki nga xam ni moom laa faral donc loolu kooku responsabilité boobu ñu ko jox mënul exercer citoyenneté parce que moom am na loo xam ni am na lu mu seq ak keneen ak lu muy ragal wala lu mu bëgg loolu fexe kon kooku ñuy faluñu ko ci coobare bopp nga xam ne dañ ko fal ci jàmm ci nga xam ni ku nekk da ngaa toog xoot seet la day nga def ko ci loolu am ñoo xam ni tamit ci toujours dans l'exercice de la citoyenneté pour une bonne gouvernance ñu jóg di ko xeex di ci xeex yenn saa yi sax ñu duma leen ci yenn saa yi ñu toroxal leen ci mais dem nañu ba nga xam ni mujj nañ ko nangu ba nga xam ni léegi dañuy bu ñuy sànni kii réew dañuy am mbañ gàcce bu ñuy dem am sax ñu ne léegi da ngay jël sa loxo nga dugal ko ci l'encre pour que yow bu fekkee ni xamee nañ ne doo mën a dem di voter feneen pour yëf yi gën a leer loolu ba mu amee sax aussi la jàmm commencé gën a bëri ci élection xëccoo beeg xiiroo beeg ŋaayoo mi ngi am ba léegi mais loolu fekk bokkoon na ci li nga xam ne moom mooy bonne gouvernance te loolu nit ñi exercer seen responsabilité beneen bi mooy nan lañu exercer seen responsabilité en tant que citoyen pour que bonne gouvernance am mooy ngay wax nag ñépp a ko man mais am na ñoo xam ne sax bu ñu waxee safaan ba sax mooy am mooy que bonne mal gouvernance mais pour nga xam ni ñi nga xam ni ñoo war a wax ñu nekk ñu baax jub ñu leen di déglu loolu seen wax yenn saay day am solo déggoon naa ci jamono yi passé kii di Cheikh Hadi Niass muy wax ci lu mel noonu
moom da doon yeete rek mu ne leen yéende yi buñ ñëwee élection am na bañ dañuy fal yéen a ñàkk solo ba ñu leen di jox saaku ceeb wala ñu leen jox juróomi téeméer pour ngeen jël di ko fal mu ne leen ak mu indi ay alxuraan ne ak ni fi leen ni leen yàlla màggale bi wax laqad karam naa bani aadama wax jooju exercice citoyen la loolu pour bonne gouvernance am la parce que ba nga ko waxee am na koo xam ne ñaar wala ñett ñoo xam ne bëggoon nañu ko def defuñu ko donc moom responsabilité boobu moom exercer na loolu moo tax kii wax na sànq responsable société civile musulmane am na loo xam ni bëgg nañ ko amul nan la ñuy fexe booloo wantu ko ñu trouver benn solution pour amal ko moom mu ne dañ def société civile musulmane beneen bi moom mooy ñi nga xam ni moom lañ ñoom dañ leen xamee xereñ ak mën a saytu mën di taxaw seetlu mën a xam seen xeet nan la ñuy xalaatee ak nan la ñuy di jëfe ñu nekk intellectuel wala ñu nekk ay sociologue ñooñu wax yi ñuy wax ci rajo bi dafa am ay jeexintal ci xelu nit ñi yenn saa yi nag mu nekk safaan mais ñooñu bokk nañu ci lu bëri ci liñ naa bonne gouvernance mu am parce que ñoom ñoo am ay jumtukaay ci seen fi ñu jaar mën a teg seen baaraam ci lii mauvaise gouvernance la te koo xam ni moom bokk na ci nit ñi moom xelam ak njàngam ak lañ ko yaree moom du ko gis donc laaj na ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ay boroom xam-xam ñuy wax loolu bokk na ci seen responsabilité pour bonne gouvernance di am beneen bi moom mooy li ñu tuddee les médias tas xaru xibaar yi parce que ñoom dañoo xëy jàng benn métier bi moom mooy ñoom dañuy dem taataan li nga xam ni moo xew ci biir gox yi ci biir nit ñi ci biir askan wi ñu jël la fa xew ñu liggéey ko siiwal ko ñépp xam ko mais bu ñu siiwalee ni dëkk bii dafa waroon am ndox amul ndox ba nit ña fa nekk ña ngay saytu di ñaxtu loolu day am yenn saa yi jeexantal ci bonne gouvernance ñu ka nga xam ni moom moo lañ dénk ko defu ko mu ne bu ma ko deful dara dina xew mu dem defi ko te pourtant ñi ko bind ñaar ba ñett nit juróomi nit ñooy bind journal bi mais bu siiwee da ngay gis da ngay foon yi ay nit ñoo xalaat boobu moom na mu koy bindee sax ak na mu koy waxee bu dee ci rajo la wala ci télé dafay am jeexantal ci xelu nit ñi te loolu lu mu gën a siiw c'est-à-dire que ñooñu koy def lu ñu gën a bari loolu bokk na ci jëmmi jamono ni xel yi doon gën a gaaw a ubbeeku nit ñi gën a yeewu pour que ñi nga xam ne ñoo leen jiite ñu defal leen li nga xam ni mooy bonne gouvernance parce que boo xoolee suñu réew ba ñu moomee suñu bopp mën nañu wax ni benn rajo moo fi amoon ak benn journal mais li tax liñ naa ñu am ay jéego ci li nga xam ne mën nañu ko tuddee bonne gouvernance dafa am jëmmi jamono ñoo xam ne dañ koo jàng ne ñoom fañ doon liggéeyee ci nguur ga la bokk ñoom ñu bàyyi sud communication foofu la ñu faloo ña ko sos ñoom ñëpp soleil lañ nekkoon ñu xëy suba teel ñoom ñu gis ni ñoom lii ni ñu koy doxalee ñoom gisuñu seen bopp du ñëpp ko man du ñëpp ko sañ léegi ñoom ñu dem beru fexe ba amal seen tasxatu xibaar amal ko d'ailleurs bañ ko amalee am na benn éditorial boo xam ni boo xam ne sax njiitu réew mi meroon na ci ki nga xam ne mooy Babacar Touré bi mu bindee non monsieur le président wax ju tege ne mais wax joo xam ni wax ju dëggu daal wax ni lii ak lii dañ koo charté woon ci bonne gouvernance yéen doxalu leen ko ci la yeneen journaux feeñ Walfadjri boo gisee actuellement ni la ko taxoon a jóg jamono yooyu moom mooy aussi génne xibaar di siiwal ay xibaar ak ay
jàngale wala boog ay xalaat ci affaire ci l'islam noonu loolu moo ko taxoon a jóg jamono yooyu nem si yàlla na leen yàlla yërëm Sidi Lamine Niass ak Abdou Latif Gueye ñoom it ba jamono dox soppaliku nañu bokk ci ñi nga xam ni dañuy tas xibaar yoo xam ni day tax ñëpp yeewu xam ni ñii yi leen jiite dañoo war a def bonne gouvernance donc ñoom it responsabilité lañu exercer foofu ba ñu mujj dem nekk hebdomadaire nekk quotidien mais dañ doon feeñ ay bés bu nekk mu ñu mujj di feeñ bés bu nekk ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ni bi ñu amalee seen rajo yi bii nga xam ni moom mooy élection wu 2000 liggéey nañ ci liggéey bu mat pour que li nga xam ni mooy bonne gouvernance ak élection ji tànn jiitu réew mu nekk ci jàmm ba pare du am xiiroo du am ŋaayoo loolu ñoom da jëy dañ ci rôle bu mooy parce que kon donc les médias ont exercé une responsabilité boo xam ni ci bonne gouvernance bon ñun sax am na jamono yoo xam ni ci université Ndakaaru amaloon nañu benn journal bu ñu tuddee l'étudiant musulman di fa jaarale ay xibaar mais di fa jaare ci li ba xibaar ak jàngale ci l'islam am na ñoo xam ni ci lañ doon jënd ci lañu yeewoo responsabilité bu ñu exercer la woon boobu tamit am na loo xam ni duñ ci bàyyi xel. bokk maa ngi ci tànn. kii nga jox wax. mooy li nga xam ni ci médias yi toujours moom lañ tuddee revue de presse mais ñu koy def ci kàllaama wolof loolu fexe na bokk na ci responsabilité bokk na ci li nga xam ni bonne gouvernance yéen ci ñu bëri bëgg bonne gouvernance di am ci loolu ci lañ commencé sax def wax sa xalaat wax sa xalaat da doon siiw parce que dafa nekk jamono joo xam ni jox nañu ko askan wi ñu mën a wax exercer seen responsabilité de citoyen wax nit ñi lii lañ bëgg beneen bi moom mooy li may tuddee xutba yi nga xam ni commencé nañ ko def ci wolof xutba dañ koy def ajjuma ju nekk ay bés bu nekk ñu dañ ko doon def ci kàllaama arab lu ci ëpp ba léegi ñu koy def am na ñu koy def ba nga xam ni sama classe gi bu ñëwee imam dina wax lu tolloo fukki minute ak juróom mënuñu ci wax tarfatar ay ni li imam wax mais bañ ko commencé di ko wax olof nit ñi di ko dégg imam yi parparloo amu ci mais yee nañu nit ñi ci ni ñu war a taxawee ci seen réew ba bonne gouvernance di am université Dakar dem nañ sax ba def ko ci kàllaama tubaab xëy na peut-être moom la ñu war a njëkk ci réew mi ñu def xutba ci kàllaama tubaab gars yi nañu waaye yéen langu nasaraan yi ngeen ciy def xutba beneen bi am na ñoo xam ni sax ci wàllu caada wàllu culture soit mu nekk pop wala mu nekk musique ñoom jaareel nañ ci ay kaddu ba mu nekk loo xam ne yéene askan wi ci bonne gouvernance am na ñoo xam ne ñoom jéggi nañu dayoo ba commencé jalgati ñoom dañoo jalgati ndax parce que dañoo bëgg bonne gouvernance am damay jox exemple lu bi gars yi jëlee Gorée def fa place de l'Europe xam nga Gorée li mu représenté ci ñun ci tuuteel ak toroxtàngeel doomu nit ku ñuul te ña ko doon def ay européens la ñu jël benn place beral leen ko di leen fa màggal di wax place de l'Europe ku ci mel ni Guy Marius Sagna pour bañ wax turam ak ay gaayam ñoom dañoo jalgate ñoo fekk xam nga loolu man moom bu bëggoon exercer sama responsabilité mu naqari ma xalaatul ma koy def mu ñu ñëw jàpp la ñu defoon comme affiche ñu xotti ko sànni ko police teg leen loxo yóbbu leen ca kaso xam nga loolu am na. dañ ne foofu la yem mais yemul foofu jamono jii may wax place bu l'Europe boobu kenn tuddee ko place de l'Europe pour te dire que yenn saa yi am na ñoo xam ni dañuy dem ba jalgati mën nga dem sax ba kii nga xam ni moom dëkk fi woon jalgati ñëw jël billet CFA bi mu xotti ko wala mu lakk ko coow li na kur xam nga loolu xalaat man moo koy def mais loolu symbole la woon mais jamono yi commencé nañu wax CFA bougé na les lignes ont bougé ne la ñu bëggoon amaguñ ko mais loolu tamit exercice de la citoyenneté bu war a mën jëm ci bonne gouvernance mais bi nga xam ni jamono yii moo ci gën a am solo mooy li nga xam ni xarala yi dañu ko may mooy technologie bi te loolu kii nga xam ni mooy jiitu réew mi
moom moo ko wax boo xam ni kenn mënu ko waxati ci kaw suuf mu ne moom ci boppam mooy wax may dégg ñëpp di dégg mu ne ki nga xam ni moom ne war a nekk njiitu réew mi ci jamono yi ñu jëm moom nekk gu ko woon ak ku mën doon war na xam ni am na ce qu'on appelle une vigie populaire du benn nit du ñaari nit mais ay doomi aadama yoo xam ni kenn xamul lu ñu lim dañoo commencé ne jàkk di xool ni yëf yi demee une vigie citoyenne mooy ñoo xam dañoo am sañ-sañu def ko ci seen réew lañ nekk ñu am ay yelleef ak ay wareef ñoom dañuy toog di observer di càkk seen bët di xool lu état bi def ak lu état bi deful te ñoom duñ ñëw sax di gisante ak yow mais la puissance di clic boo dee sa souris wala sa ordinateur nga def clic di nga ci mën a wax lu bari qui fera face donc jàmmarloog ak état bi nga xam ni amoon na puissance su doole amoon puissance su am tekk der amoon puissance su am xaalis jamono jii ñuy wax mooy exercice citoyen bi nga xam ni moo gën a am doyo war parce que dafa gaaw ba pare mën ngaa ñëw waxaat sa soxla léegi mu ne donc loolu moom si boppam wax na ko de ñun dañ ko mu ne ñun intérioriser nañ ko ñun loolu war ñun dugg na suñu bopp te xam nañu léegi doon kon dootuñu mën a def lu ñu neex dootuñu mën def lu ñu neex te dootuñu mën a aussi def lu ñu neex ci exercice citoyen boobu am na ay comme ni ko waxee ni ay société civile ñoo xam ni bokkuñu fenn dañoo ñëw ne dañuy wàcc ci terrain bi ñoom waxuñu dañuy wàcc ci terrain bi di gisante ak nit ñi di contact ak nit ñi xam ngeen daas fanaanal am na fi am na groupe bu ñëwoon dugg ci quartier yi ne la hey yow am nga carte wala amoo carte amoo ñu jàppale la ba nga am loolu lañ tuddee daas fanaanal du point de vue culturel c'est extrêmement puissant comme message am na lu ma bëgg a def aajowul may xuloo may xiiroo ŋaayoo nee nañ ma élection am na xaaral ma daas sama paaka xaar fanaanal donc loolu yëpp ay xeetu responsabilité pour exercice citoyen te loolu ak lu ñu mënti wax même bu dee tuuti la ak mu néew mu bari am na ay jeexintal ci liñ naa la bonne gouvernance xëy na loolu bu amuloon làmbaay gën a ñaaw léegi nag lan mooy limitu exercice de cette citoyenneté bi ci njëkk mooy ñàkk xam nit bu fekkee jàng na ba xam bokk la koo xam ni xamul parce que sax da nga koy gis da ngay gis benn waaye nga wax mu ne non man dama xam samay droit li nga ma bëgg a def du ma ko nangu parce que toll nañ jamono joo xam ni nga jël bulletin de naissance nga xam ni yow loolu sa wareef la nga dem état civil nga am ko ci ni mu la neexee dafa mel ni da ngay jéggi siraat mais léegi jamono yi am na ay jéego yu ci def ci ku taxaw rek ne man sama droit da nga ko gën a xam dama lii waroon naa ko am donc xamal nit ñi loolu lu am solo la ci seeni yelleef ak seeni droit beneen bi moom mooy beneen limite bi moom mooy tayal parce que yenn saa yi gars yi dañu def ne yow ñëw ne man bool ma falee nii laa mel nii laay def ñu ñëw defaloo loolu am na ñoo xam dañu mujj tayal ba nga xam ni képp koo xam ni dafay woote pour ne nañ ma jox réew mi même bu fekkee dañ la xamee ne baax sax ñu ne ñoom ñëpp a yem wala ñu ne affaire politicien wala ñu ne man en tout cas je suis apolitique ba nga xam ni apolitique mën na nekk mais yow boo moytuwul boo nee yow man du ma bokk ci mbir yi day mel ni ñàkk a bokk ci mbir yi dafay tax affaire bi gën a arrangé wu ñàkk a bokk ci mbir day gën a piiral affaire yi parce que de toute façon boo leen gisee réew mi nu muy demee bu fekkee dañuy fal njiitu réew mi bu fekkoon waroon nañu mat lu fukki millions yoo xam ne ñun am nañu sañ-sañu bindu ji juróom benn millions yi ñooy bindu ji te bu ñu ñëwee bu ñuy sànni carte boo demee ñeenti millions ñooy sànni carte te ñuy sànni carte ñaari millions ñooy fal réew mi mais bu ñu falee réew mi dañuy wax ni peuple sénégalais ñoo ko fal mu am pouvoir yëpp nag comme ci ñëpp nag ci ñu ko fal ak ñu ko falul
beneen bi moom mooy la crise de la représentativité parce que comme que ñun fi nga xam ni mooy ndaw réew mi foofu la ñuy saytoo li nga xam ni moom mooy suñu ëllëg ak suñu suba ak li ñuy doxalee fa la ñuy defee di bumbi wala ñuy bind li nga xam ni moom mooy tënk wala di ñuy yeewi foofu mënuñu fa yóbbu ñëpp dañuy fal jël nit yóbbu ko fa yow buñ la fa yóbboo ba pare nga taxaw ci kanamu góor yëpp ne leen hé man de fii buñ fiy def dara du ma xool ku bind du ma xool lu ñu bind du ma xool loi bi man dama ñëw voté rek mu wax ko ñëpp di ko dégg est-ce que moom bañ koy fal loolu la wax nit ñi mais mu taxaw télé bi ne la man moom xooluma dara crise de représentativité boobu dafa am beneen bi moom mooy yow ñu fal la pour nga dem waxi lii nga bokk ci parti bi nga xëy suba teel ne man bokkatuma ci kii laa far li nga xam ne moom la ñu santoon nga wax ko nga bañ dem far ci ki nga xam ni moom waxul ñu loolu nga far moom loolu tam crise de représentativité loolu dafa nekk ay limites ci li nga xam ni moom mooy te gannaaw ba ñu jógee suñu tàgg suba yi wóolu la jox la ne la demal nga defal ñu affaire bi beneen bi moom mooy limite bi mooy nguur bu bëri doole un état fort un régime très présidentialiste xam ne dañoo wax ni buur sañu ko fii yenn saa yi ñu dañuy am buur da ngay xëy suba teel président ne gis nga fële ci kii Mamel Wakam bi dinaa fa def benn statut bañ koy fal waxuñu ko woon xëy na mënoon nañu wax ni ku ñu fal li nga def ay oto ak ay hôpitaux boo ko deful mais moom bu ko deful woon kan mooy xëy na ko loolu moo defoo statut mu jël ay milliards yu bari dugal ko ci biir ku bëgg ak ku bëggul ak président bi nga xam ni ci ni ñu waxee organisé woo léegi ñu koy laaj ba xam yow da ngay def beneen mandat wala def boo def beneen mandat loolu waru dépendre ci président ci fekkee ni ñun comme ci njëlbeen na ma waxoon dañoo bind ci charte bi ni nii lay demee kooku dootu dépendre ci kenn xam nga actuellement réewum France xalaatul ñu fay wax lu mel noonu est-ce que xalaat nañu aussi président mu xëy suba teel ne ñu ne président de moo jël millions yi moo ko may ñi nga xam ne ñoom la bokkal parti te xaalis boobu jógewul ci poosam loolu tamit limite la ci bonne gouvernance limite la ci participation citoyenne donc li nga xam ni si ci lay tëjee moom mooy responsabilité wu ci bonne gouvernance te kii waxoon na ko léegi ñun wax dëgg neex yàlla man bu ma gisee ni lii waxoon nañu ko avant la révolution française parce que révolution française sax moo indi li may wax yépp ci la la notion de république la notion d'institution de séparation des pouvoirs yóbbu yëpp ci la soqe ko te laata boobu am fii ci suñu réew ci benn doomu réew ñu koy wax Thierno Souleymane Baal moo ñu wax lii ñuy dégg. dafa war a bokk ci loo xam dafa war a tas ci biir réew mi nga xam ne jéggaane wu ñu ko fenn te kooku tamit dafa tënk woon ci charia ak compréhension bi mu ci amoon bu gën a mag xam ne xëy na peut-être amul kenn koo xam ne nekk na ci kaw suuf gën a am compréhension bu gën a kawe. lu mu ñu wax dafa ni boo leen di tànn ngir yàlla na ngeen tànn koo xam dafa am xam-xam ba bari bëgg liggéey mu nekk seen njiit koo xam ni dafa am scrupule dafa am lu muy bañ lu muy jomb ak loo xam ni dugg na sañu ko parce que xelam xalaatu ko comme ni kii waxee léegi bu ñu la joxee nga foog ne yow yaa moom affaire yi mais moom xam ñu ne da leen tànn ko mel noonu koo xam ni moom nguur taxu koo jóg nguur pour nguur taxu koo jóg na ngeen seet ba xam comme ni ma waxoon de léegi ci responsabilité bonne gouvernance mooy nga capacité de répondre aux besoins des populations est-ce que moom am na ci man-manam li ngeen koy xaar mu mën ko def mu ne dee leen fal ko mel noonu léegi ensuite mu wax benn notion boo xam ne ba léegi européens yi actuellement jamono ji ñi ngi ciy xool nan lañu koy defee mooy la notion de révocabilité rendre compte de révocabilité mu ne même su fekkee da ngeen ko fal ba pare ngeen gis alalam di yokk dindi leen ko ba pare li mu amoon ci alal ngeen nangu ko te bu mu ba fekkee ne dafa lànk ngeen forcé ko Aboubacar loolu la waxoon noonu Aboubacar As-Sadiq bi ko falee ba pare dafa ni lii ak lii ak lii ak lii bu ma fekkee ni meluma nii gars yi nii lay mel gars yi na ko ñun ñoo lay
duñ la bàyyi sax ngay mel noonu mu ne ngalla na ngeen sàmmante ba kii ngeen di xam ni moom ngeen di jiit fexe leen ba mu nekk bañ a nekk ndono xam nga Sénégal fii xaw nañ fee am ndono parce que am na ci dëkk africain yi ay état comme ni ma ko waxee ni état république mu am ay ndono ci dëkk seen fii am na fi ci biir Afrique moom mu ne fexe leen ba ñi ngeen di falee bu mu am ndono c'est-à-dire que su fekkee ni fal nañ diw moom buy li nga kii wax ni wax na nan la ñuy accéder au pouvoir wax nañu ko wax nañu deuxième point bi mooy nan la ñuy exercer lii di nguur gi wax nañu nan la dévolution du pouvoir amee mu ne bu leen def affaire ndono beneen bi mu ne fexe leen ba ki ngeen di jox pouvoir bi bu leen ko jox ci diggante xeet ak xeet mu am ay wolof kese wala ay pulaar kese wala ay séeréer kese ñoom chaque jour nguur gi ci ñoom lay nekk parce que loolu dafa am ci ay dëkk yenn dëkk africain ba nga xam ne daf leen indi jafe-jafe donc lii rek doy na ci jàngale ak mu nekk dégg-dégg ak lu ñuy topp ci wàllu exercice responsabilité pour que bonne gouvernance am loolu moo doon li nga xam ni moom laay tënk xam naa ni di ma ko waxee nii am na lu bari loo xam ni ñi ma ko dàq wala ñoo xam ni niñ ma ko waxoon moo gën a jub dañuy sant yàlla bi ñu mënee toog ak suñu sëriñ nga xam ni moom yàlla wax xam na ni ba mu waxee ba pare laa ni man xëy na même moo waxul woon sax yëf yi sotti na ba pare donc ñi ngi leen jéggalu leen ñaan ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dama jàpp ni dafa am toujours malgré li ñu wax yëpp nu mu amee solo am na lu bëri lu manqué encore wax nañu ni nga xamante ni nit ñu baax ñi ñu jiitu woon ni ñu amee nguur ni ñu ko jëfee ni ñu ko doon jàllale loolu yëpp mu ngi ci téere bind nañ ko mbokk mi wax na responsabilité yi nga xamante ni nit ñaa ngi koy joxe yëpp pour bu bonne gouvernance am waaye terewul tey jii problème yi ñu gën a am mooy ñàkk bonne gouvernance moo ñu ko teg justice tey jii xam nañu bu ñu amee benn parti bu nekk ci pouvoir amul dara lu kenn mën ci membre parti yooyu walla liñ ci mën bëriwul ñi ci gën a bëri ci ñoom boo leen yóbbee tribunal ci loo xamante ni day toucher image yu parti bi bu mujjee fenn am nañu problème ci gestion économique détournement fu nekk am nañu problème justice sociale équité lii dañ koy jox ñi nga xamante ni juste parce que jege nañ ñu waaye waruñu leen ko woon jox mais li ma yaakaar moo des mooy ba léegi ma resté à ma fin lan lañu war a def ba nga xamante ni ñii di nekki foofu di jiite ñu nekk ay nit ñoo xamante ni bu ñu toogee foofu du ñu soxla yet taxaw nii seen gannaaw toujours lan la ñu war a mën a def pour loolu man question boobu man laa dese toujours xëy na du nekk lu simple ndaxte ci nature nit la buñ ko bàyyee kese fekk amul référentiel ragal yàlla nekkul foofu amul lu mu ragal leneen foofu la xëy na tubaab yi rawee ñun ñi nga xamante ni nekkuñu ci dëkku tubaab yi ci wàllu gouvernance xëy na ragaluñu yàlla waaye fexe nañu ba teg loo xamante ni boo jalgatee mu tegi sa kaw de manière automatique au moins boo ragalul yàlla yat baa ngi foofu di nga xamante ni di nga def pexe yoo xamante ni quasi insurmontable pour mën a mucc ci def loo xamante ni lu jaaduwul bu ñu mënul yóbbu nit ñi ci ragal yàlla mën leen tere jalgati ci wàllu justice wàllu économie wàllu justice sociale ak yooyu yëpp naka la ñu mën a fexe ba yegg ci niveau bi nga xamante ni yat bi dina nekk ci loxo yoo xamante ni ils sont autonomes pour appliquer yat bi ci kiñ ko waroon a teg loolu pour man
ci point de vue question et réponse yi ñu dugg man xam naa mooy sama question bi nga xamante ni teg naa ko. Après la mort du prophète alayhi salatu salam, sur l'organisation du pouvoir en l'absence de texte non écrit, est-ce que voilà sur cette forme de dévolution du pouvoir ñun foofu dese na leer tuuti ci sama kii parce que suñu xoolee ci suñu réew yi tey nu ñuy tamit là sur la dévolution du pouvoir texte yi dafay am mais léeg-léeg dafay am ay difficultés trop pour te problème yépp foofu la fal bi du metti mais toujours ku ñuy su demee bay fal yi am problème ñëw na dañuy on remet ciel et terre day dem day indi instabilité indi ay jafe-jafe yooyu yëpp ay problème la jërëjëf vraiment kontaan naa trop ngeen baal ma 19 ak léegi xam nga yàgg na de def na ñeent fukki at ak ñett def naa mu fàttali jàngandoo lycée président yi fii moo toog gis mu jàkkaarloo askan di wax diine nekk kaar dama doon sant sama borom parce que waxtu bi suñu bëri suñuy morom nga xam ne newatuñu fi wala ñu ngi ci yeneen wala yàlla may lii santal sa borom bu baax sant bu baax suñu borom gis bu naa ma jàll muy léegi buñ ko joxoon kàddu yoo xam ne conférence la ñu fi defal ndax borom xam ma ngi nii moom aussi 88 la ñu xamante université Dakar ñoom Balla Pereira yëpp dañuy dolli sant suñu borom moom nag moom mooy dogal ñun dañuy jéem rek moom mooy defar. ndax am na loo xam ne moo ko tënk donc parti yi ni ñu koy soytoo loolu la ñu war a gën a xool parce que nit ku nekk man su ma jëlee sama parti ma taxawal ko am ay nit mën naa doon njiit bu boobaa te loolu su demee ba si kaw looloo tax conseil constitutionnel mu koy bëgg a changer par rapport ak man li ma bëgg mu doxee donc parti dafa war a am nu mu war a taxawee ba pare balaa ngay jël njiit waaw nit dafa am nit ki nga xam ne moo war a jiitu dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a gunge parce que doomu aadama kese mënul jiite même imam sax boo gisee sa julli yàlla moo tax ko dafa fekk ne yàlla moo la jiital balaa ngay jiitu mais doomu aadama kese mënul jiitu donc ñi nga xam ne ñoo toog sa ginnaaw ñi nga xam ne noonu lay war a doxee loolu mooy njiit bi donc pour man parti daal si la mbir war a nekk mooy nit ku nekk sa parti bi nan la war a taxawee waaw parti bi muy taxawee daal mooy xaw a nekk noo xam ne nit ki bu taxawee si xel boo xam lay demee. may wax ni lu ñu mën a delloo si ci gouvernance musulman waaw label musulman maanaam nekk na tey une urgence parce que mel na ni ci porox loolu bii ñu dugg war nañ ci gaaw a génn avant qu'il ne soit trop tard ci wàllu woowu may xalaat ni xalaat yi fii monsieur Ly jottali nekk na lu pertinent au point que bu fekkoon tey lëkkaloom ak société civile bi lu am la maa ngi sàkku taxawaayam mu yokk ko yal na ko ci yàlla dimbali su fekkoon lu amul la ah maa ngi suggéré mu essayer jëflanteeg ñoom ba mën xam seen agenda bu ko defee mu mën dugg ci seen feuille de route def ci contribution boo xam ne contribution yoo xam ni sax suñ ko tollee jàpp naa ni moom tey si tey lii ñu fi jot a dégg moom voie autorisé na pour mën di leen yokk xam-xam ci lu wax mën jëriñ askan wi ngeen baal ma àq loolu daal ak ci doon. ci jamono ji assumer nañ seen responsabilité yaakaar naa ñoom mën nañ leen ci dim bu baax a baax na ko sérit defee woon taxaw doon ay intellectuel waaye fas yéene taxaw pour seen avenir dëkk ak seen diine ñoom aussi ñu ngi ci tànk yooyu kon yàlla na leen yàlla lafal cat te ñu yàgg ñëw di ñu jëriñ comme ni ko sëñ Ibrahima Gueye sàkko bu weer bi passé sax yu mel ni bëgg nañ ngeen ñëw di ñëwaat toujours di ñu ci jëriñ ndax point E tamit day milieu boo xam ni bëri na ay kilifa te bëgg nañu trop ils ont soif de savoir waaw dañu xamul sax ni ak chantier yi dañoo jàpp ni conférence amatul looloo waral daana parce que activité jàkk yëpp presque dañ ko annulé looloo waral waaye lii moom dinañ ci taxaw waaye li ñuy wax rek ci bonne gouvernance moom yaakaar naa ni ay texte d'abord moo koy tëral texte yi gën a baax pour bonne gouvernance mooy yi ñu yàlla indil ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël nañ ko sànni fële kon loolu déjà mooy suñu problème bu rëy ñoom texte yi ñu indi bu ñu doxee tuuti gis ni baaxatul
ñu wobati ko waat créé waat beneen doxaat tuuti gis ni baaxatul dafa daanaka seen texte yi dafa périmé ba gis nañ ni fi mu ne moom seen monde occidental dafa chamboulé ndax tey jii buñ demee ba révolution populaire nga ko fay gis ay gilets jaunes mooy ñoom gisatuñu seen bopp ci liñ leen di tëralal li xew Capitole fële ca États-Unis ku la waxoon ci dëkku Afrique sax mën na faa xew doo ko gëm donc mooy wane ñëpp dañ gis ni gisatuñu seen bopp ci liñ leen tëralal di ko doxal ak ñeneen gis nga li xew diggante Russie ak Ukraine nga xam ne ñu ngi au bord de la 3e guerre mondiale parce que ñoom ñëpp léegi ku nekk anarchie ngay def parce que gisatoo benn loi boo xam ne jaral na la nga respecté ko parce que gëmatoo loi yi ñu tëral ku nekk di defee na mu la neexee parce que war na ni ndëpp comme nangoo ñu dellu ci yàlla indi ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam au moins ñu def benn li ñu naan assise benn ndëpp mondial pour nañ defee woon déclaration universelle des droits de l'homme jot na ñu indi leneen ba ci sunu dëkk yi nag sunu dëkk yi bu njëkk da ngay gis loo xam ni doo ko ñemee def ba ñu nekk xale ndax da nga naan boo ko defee buur dal sa kaw da ngay am problème mais léegi nguur ngay gis muy def loola léegi au lieu nguur di la menacer boo defee ni ma dal sa kaw léegi population ñoo obligé formé wu ay brigade di menacer nguur naan ko ni boo defee li boo ko defee ñu dal sa kaw tellement que ni jalgati léegi ci ñoom lañ koy gën a gisee que donc daal mbir mi da ngay dem ba ni xaj na axiru zaman moo ñëw wala dañu war a toogaat daal ñu xoolaat yëpp mais daal li wóor mooy fépp ay métti te dara rien ne va plus te nanguñu delluwaat comme ni ko sëriñ yu baax yi waxee dañ fi am ay valeur di ñaan ko xamul fa nga jëm nga dellu fa nga jóge mais loolu la ñuy bañ ñoom nee nañu passé dañu war a def table rase te ñoom dañ ko remplacer lépp a fënax te defagul sax weer te amagu fi dara kon daal ñu ngi leen di gërëm di bañ a guddal di jéggal sax ci guddal bi la ñuy wax déjà gudd na pare waaye di ñaanal ñaan ngeen fii ñëw di fi ñëwaat di ci des yëpp nag sunu modérateur bi wax na ko waaye ngeen yàgg fi ñëw bale président Abdou Karim Diaw ak mbokk yu baax yi ngeen àndal yëpp vraiment salaamaaleykum wa rahmatulah. mais damay gis que ne sa interpellation bi ñu paree vraiment ak soññe gu rëy la mooy lii nan la ñuy def ba pérenniser ko mu nekk bunt boo xam ne jazakumullahu na xëy na bi ngeen ko ubbee comme docteur Abdou Karim Diaw ni mu ubbee finance islamique au Sénégal mu nekk lu bees loo xam ne xamuñu ko woon donc li ñu gënoon miin di ko dégg ci diine bi mooy sañu wàllu jaamu yàlla du point de vue individuel mooy nan la ñuy jullee nan la ñuy wooree natt azaka donc partie boobu ci sañuy jaamu yàlla moo gënoon fés que partie bi Abdou Karim Diaw docteur Abdou Karim Diaw gën a indi Sénégal mooy finance islamique tey ñoo ngi naan la gouvernance islamique am na yeneen partie yoo xam ne mi ngi fii c'est-à-dire le côté statut personnel islamique yooyu yëpp bokkul ci yi nga xam ne publiquement dañ koy partager mais ñi am chance dafay étude islamique ñoom ñoo ko xam sinon les autres sont privés de ces enseignements donc man li may jàpp foofu mooy li nga wax ni li sëñ Mbuub yokk léegi ci kàddu gi ak sañu frère bële toog ak sëñ Bunaama man de dama koy jàpp que ne lu may permettre la ma gën a affiner sama communication bi pour éventuellement à l'avenir léegi nag sànq am na loo waxoon mais au-delà de la pérennisation de ces enseignements là nan la ñuy def moom ay jotaay effectivement am na lu ASMS doon def dans les années passées chaque mois doon nañu am benn rencontre boo xam ne genre séminaire lay nekk de formation mais dafa xaw a arrêté mais dama jàpp que ne ak Ndakaaru lu mu xat même si c'est une fois par trimestre baax nañu ko dekkalaat ko ci loo xam ne tey jii lii introduction générale la juste pour camper yenn nii mais dama jàpp que ne tey jii suñu jëloon ne serait-ce que rek la communauté par rapport à l'État ces relations dialectiques là entre les deux permettre nit ñi kenn ku nekk nga préparer wu confier kenn benn communication am discussion parce que tey jii ni may ñëwee bett nit ñi ci yu bëri nii doo am recul pour mën a xool vraiment l'objectivité ak mbir mi dimension bi mu waroon am mais bés boo joxee nit ñi rendre 1 mois 2 mois ci
ci benn suuteen ñu xool ko soo dellusee da ngeen gis soo leen fay génn yàlla xam ne da ngeen di génn ak lu solide. alors loolu nag defe naa dama ko bëggoon sof rek ci li nga yëkkati woon incha allah waaw voilà alors xëy na pour benn question bi fi rot defe naa moo doon sur la dévolution du pouvoir li ma koy wax sànq dama ne dafa am lu bees lu am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale mooy l'exercice du pouvoir. Il y a des principes sacro-saints sans lesquels on ne peut pas exercer un pouvoir convenablement loolu nag li mu ci jàngale bëri na xëy na tey li ñu ci jukki moo doon xaw ma ndax justice ndax wax naa ko muy bi ci ëpp solo muy c'est l'équité justice yàlla na laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba qad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan li yaquma an-nas bil qist yàlla mu ne laqad arsalna rusulana bil bayyinat ñi ma mos a yónni yëpp ak li ñu indi yëpp bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab ak téere yi may wàcce woon yëpp donc li ma leen joxoon ci ay miracle ak téere yi ñu àndoon lenn rek la benn pour répondre à une seule finalité li yaquuma an-naas bil qist ndax nit ñi mën a dund ci ak si l'équité justice dafa rëy yonent bi nag pratique yi mu jàngal loolu daf cee bëri mooy sans la justice mën a def dara c'est-à-dire justice bi ñuy wax ni c'est au-delà même de la charia yenn saa yi dañ naan naamuusul kaw nii mooy dafa lënkalikook doomu aadama balaa muy lënkalikook jullit moo tax imaam ibnu taymiya daf cee def benn règle bu am solo daf ne inna allah subhanahu wa taala la yansur as dawlatul kaafira al aadila walaw kaanat kaafira mu ne yàlla subhanahu wa taala dina dimbale état bu jub même su doon yéeféer la mu ne yàlla subhanahu wa taala du dimbale état boo xam ne dafa kàccoor même su doon ay jullit lañ pour won la justice fi mu toll loolu nag mi ngi bokk ci yonent bi jàngale par contre li mu jàngalewul mooy li nga xam ne dafay évoluer mooy li ñu doon wax mooy l'accession au pouvoir ak dévolution du pouvoir donc saxaaba yi li ñu def mbaax gi leen yàlla waxal ci alquran mooy c'est la meilleure génération que le monde ait connu amatul ñu mel noonu histoire civilisation en tout cas bind lu ñu xamuñu génération bu tari transmettre fidèlement leur réalisation leur contribution comme ñoom niñ ko defee amul tey jii lii ñuy wax yëpp ñoom ñooñu ko tari indil ñu ko amul loolu amul ci benn civilisation ba tey jii da ngay fekk tey xale bi ni mu nekkee Arabie Saoudite di taree alquran Makka ak Médine noonu la koy taree fii sañu gox yi Bukhari ak Muslim dafa am ñu ko tari loolu amul ci benn civilisation ñun ñoo am loolu la mu ngi jóge ci cette première génération là donc mbaax googu nekkoon ci ñoom xëy na moo leen gindi ba ñu def liggéey boobu ñu def yëpp mais li nga ciy jël en filigrane c'est quoi mooy dafa am loo xam ne umma bi ñoo ko moom c'est la communauté ñoom ñoo ko moom am loo xam ne imam bi ñoo ko moom loolu nag dafa gaaw a leer seen bopp moo tax nga gis ñoom ñaar ñi gënoon jege yow kenn ku nekk ni mu procédé bokkul ak morom mi mais tout ça tourne autour d'une même finalité mooy nan la ñuy joxe pouvoir bi ku ko war a yore même su dee mécanismes yi ñuy jël du benn mais dañuy gis que ne ñi ko war a joxe moo ko joxe parce que ñoom ñaar seen diggante kii daf ko def une élection directe mooy li ñu naan al bay'a c'est direct beneen bi c'est indirect tey jii moom la ñuy wax le système anglo-saxon mooy voilà c'est-à-dire mooy du ñu élire directement mais dañuy élire benn collège boobu mooy élire alors yooyu tey jii ni ñu la koy élaborer di la ko wax ci yeneen langues yi effectivement pour l'humanité lu rëy la mais di nga gis de par notre passé lii lu fi nekkoon la mais malheureusement on l'a interrompu d'une manière rapide donc xanaa détail bi fa am rek mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na àdduna ñoo ngi koy waajal ñu dégg ne am na ñu nekk ci biir Médine ñoo xam ne aussi
ay dañu amoon ndomb tànk que ñoom ñoo ngi doon xool kenn ci ñoom pour fal ko Omar bi mu déggee léegi moo Abu Bakar nañu dem duñu dem xaaral ñu pare defar yonent bi ba ci yàgg Omar ne ko nañu dem après par la suite lan la wax daf ne suñu demul woon mën na am ñu fal nit te kooku ñuy fal mën na am ñun duñ ci d'accord wa yakunu fasadun kabir moo tax dafa anticiper bi mu demee ci ñoom tamit ñu def discours bi ñu def ñoom ñaar ñëpp ne ansaar yi xam ngeen seen place xam ngeen fi ñu fekk xam ngeen li ngeen apporter diine bi am ku jóg ci ñoom ne ko ni xalifa mënee am ci yéen noonu la xalifa mënee am ci ñun Omar bi mu gisee que ne wax jaa ngi commencé di bëri ci la yëkkati loxo Abu Bakar ne ko kaay ma jaayanteeg yow mu jaayanteeg moom ñuy mu mbir ma yem foofu le surlendemain dañoo invité waat maintenant à la mosquée pour appeler les gens foofu nag la Abu Bakar defoo sa discours bi nga doon wax nii léegi sa discours la nga xam ne li nga ci rot sànq mooy soo leen ma gisee ma nekk ci lu dul noonu na ngeen ma jubbanti ñu ne ko ñun nii lañ la suñ la gisee nga def nii daan la jubbantee nii mooy boobu ni ñuy jubbantee ni ñoom xam nañ ko bu baax te amuñ ci woon dañ dañuy mélanger loolu daal moo ci amoon mais moom mi nga xam ne moo jëloon initiative fal ko ci biir nit ñi moom biñ ko jamee parce que dañ ko assassiné moom collège la créé collège constitué de 6 personnes ajoutées de son propre fils mais qui n'a pas un droit de vote moom loolu la def mais da ngay gis bosam noonu la demee collège boobu donc suffrage indirect la defoon moom mais loolu tey jii soo koy wax suñu jamono ji xëy na du am benn valeur ajoutée mais il faut nga fàttali ko on était au Moyen Âge mais Moyen Âge à eux pas Moyen Âge chez les musulmans à l'époque dëgg de yàlla xam na li nga wax dëgg gu wér pég li nga wax mu nekk rek par ordre de priorité kenn ku nekk dama bëgg jàngale yàlla xam ne damaa bëgg a jàngale te ay àq doomu jàmbur laa yore loolu nag lay ragal fi ma nekk nii rek tey ji suñu àdduna yëpp c'est transformé entre les corriger mémoire corriger examen préparation cours su ma jógee fii léegi sama bureau laa jëm pour préparer sama cours suba léegi nag dama la koy wax rek yàlla xam ne bañu ma le principe mais maa ngi naan xëy na yàlla subhanahu wa taala mën na yokkaat ci dund gi ba nit ki dem retraite mais fi ma nekk nii c'est-à-dire su université soxlaa damay bàyyi lépp yàlla xam na te li ma ciy ragal rek yenn saa yi nga joxe sa kàddu te doo ko mën a assumer loolu rek laay ragal mais li nga wax yàlla xam ne dëgg la mooy lii warul des ñu koy xuumtoo suñu biir entre quelques personnes mais war na génn mais da ngay jàpp kan tamit ni ngay former mën na am nga former ci ñoo xam ne ñoo lay ëpp xam-xam foofu ba lii ëllëg ak si biir mën nañ ko génne mais yàlla xam ne dëgg rek nga wax jazakumullahu xayran